leen wax bu si kanamee lan moo tax ngeen war a tàccu seen bopp mais déjà ñu ngi gërëm di sant di nuyu suñu mbokk policiers yi gars yi félicitations nañ leen gërëm nañ leen sant policiers yu góor policiers yu jigéen yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen di sant di leen di wax ne bu ngeen waxee ak bu ngeen waxul bu ngeen ñu dóoree ak bu ngeen ñu dóorul bu ngeen ñu toroxalee ak bu ngeen ñu toroxalalul ñu ngi leen di waxal ñu ngi leen di défendre ndaxte benn policier Sénégal mu ngi liggéeyu juróomi policier te du dëgg du yoon lan moo tax benn policier Sénégal di liggéeyu juróomi policier c'est parce que ñoom dañuy sàcc alal bi di lekk suñu alal ba mënuñu recruter ay policiers yu doy moo tax seen liggéey métti moo tax chaque policier sénégalais fait le travail de 5 policiers ñu ngi leen di masawu coono bu ngeen ñu dóoree lii mooy dëgg bu ngeen ñu dóorul lii mooy dëgg moo tax ñu ngi leen di ñaan bu ngeen di def seen liggéey parce que da ngeen war a def seen liggéey def leen ko parce que seen liggéey la waaye bu leen def excès de zèle bu leen ñu saaga bu leen ñu gëdd bu leen ñu rey ndaxte Pape Sarr commissariat Thiaroye lañ ko reyee dañ ko torturé or Sénégal dafa signer des conventions internationales contre la torture Pape Sarr est victime de violences policières c'est pas tous les policiers mais dafa am comme ni mu amee feneen fépp ay brebis galeuses yoo xam ne dañuy def lu dul yoon donc autant nous vous défendons bu ngeen bëggee ñu continuer di leen di défendre et que xeex bi mën jaar yoon def leen seen liggéey waaye bu leen nangu ñu leen di def looloo xam ne du dëgg du yoon 7100 francs yi ñu leen jox ci jamono couvre-feu bi du dëgg du yoon te dégg nañ ne ñenn ci yéen gisu leen sax 7100 francs yi du dëgg du yoon loolu bu noppee ñu ngi ñaawlu taxawaayu préfet bu Ndakaaru ñu ngi ñaawlu taxawaayu ministère de l'intérieur ndaxte lu ëpp fukki fan a ngi bu ñu déposé suñu lettre d'information démb à 22 heures passées la arrêté bi nga xam ne moo jóge ci préfet egsi pour ne autorisé nañ ko loolu dafa ñaaw bu fekkee amu leen lu ngeen di tiit bu fekkee amu leen lu ngeen di ragal lan moo tax du ngeen teel a wax nit ñi ne marche bi dafa autorisé bu boobaa ngeen gis fi ay junni ak ay junni nit ndaxte ci seeni tactique bokk na ci fexe ba askan wi du teel a xam ne manifestation bi autorisé nañ ko ngir wàññi limu ñi nga xam ne ñoo war a ñëw te loolu jekkul loolu rafetul loolu moo taxoon ma doon wax ne loolu moo tax ma doon wax ne mbokk yi sànq ngeen tàccu seen bopp ndaxte ministre de l'intérieur préfet bu Ndakaaru président Macky Sall ak ñi ñu àndal def nañ lépp lu ñu mën pour manifestation bi benn du am wala ñaar bu amee du bëri nit ñun li ñu wax mooy manifestation bi bu amee day wane ni système bi dafa bon ndaxte manifestation bi ñeenti catégorie mu ngi fi étudiant mu ngi fi baykat mu ngi fi travailleur des villes mu ngi fi ba nga xam ne lii ñu am tey day wane ne am na ñetti mbir ba ñeenti mbir yi nga xam ne moo ëpp solo benn bi mooy manifestation bi bokk na ci jàngat bu njëkk bi nga xam ne war nañ ci jàngat mooy bokk na ci jàngat yi ëpp solo yi ñu war a def tey benn bi mooy unité ñaareel bi mooy unité ñetteel bi mooy unité ñeenteel bi mooy unité juróomeel bi mooy unité dañoo war a boole suñuy doole
Unité. 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 Mbooloo. 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 lii wane ne mbooloo mooy doole moo di ne démb ministre Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao Abdou Karim Fofana recevoir nañ waa Gàddaay dossier bi accéléré wu bu ngeen déggee dossier Gàddaay bi accéléré wu c'est parce que ñun ñëpp dañoo ànd def benn say Omar, est-ce que tu m'entends? ñun ñëpp dañoo ànd def benn say ànd boobu ñu ànd tey muy jéego bu njëkk juragum na lii benn bi mooy waa Gàddaay ministre de l'intérieur recevoir na leen Abdou Karim Fofana recevoir na leen Mame Boye Diao recevoir na leen def leen ay promesse ba pare na leen ngir yàlla bu leen dem ci manifestation bi waa Guéréo suñu mbokk Guéréo yi démb la ñu amoon ndaje ak Mame Boye Diao mu def ay promesse ba pare ne leen ngir yàlla bu leen dem ci manifestation bi les 189 ex-contractuels de la Sénélec depuis 2017 ñuy xeex ndaxte Sénélec lu fa am mooy boo fay liggéey boo demee retraite sa doom remplacé la Sénélec lu fa am mooy DG Sénélec bu indaale chauffeur am mu jox ko contrat fekk am na ñeneen ñoo xam ne lu ëpp juróomi at ñu ngi liggéey Sénélec mënuñu am contrat 189 ex-contractuels depuis 3 ans amuñu payoor mais c'est parce que dañoo ànd DG bi recevoir leen ne leen naa jox 15 contrats à durée indéterminée ba pare ñeneen ñëpp ma jox leen ay contrats à durée indéterminée kon loolu bu amee c'est grâce à vous jërë ngeen jëf. suñu mbokk UVS yi étudiants yi nga xam ne ñu ngi nekk UVS ñetti weer a ngi ñu ngi xeex di yuuxu di xeex di yuuxu kenn faalewu leen c'est parce que dañoo ànd barki Dembo Ndiaye ñu recevoir leen tàccu leen seen bopp. les étudiants orientés dans le privé ñuy yuuxu di jooy di mettitlu kenn faalewu leen ñun ñëpp ñu ànd def benn direction des bourses recevoir leen directeur de cabinet ministre de l'enseignement supérieur ki doon wax ne day jënd kilo ñebbe 4500 recevoir leen kon tàccu leen seen bopp defaguñu benn manifestation ñu am si ñeenti ak yi kon xam ngeen ne mbooloo mooy doole mbooloo mooy doole mbooloo mbooloo léegi nag suñu wax jafewul dañoo ne benn président Macky Sall na delloo suuf si béykat yi na delloo suuf si waa Jilaax waa Kiñaabuur waa Ndingler waa Guéréo waa Balabougou ca Nguéniène waa Rendo Boseya fële ca Agnam Dabia ci Loñ ak Oréfondé na delloo suuf si waa Kër Samba Kan waaye na delloo suuf si itam waa Mbao ndaxte duñu nangu Dakar Niayes ak forêt classée de Mbao moo fi nekk ñu bëgg a jël suñu àll bi di ko caxat-caxatee pour ñoom di ko nangu suñu bopp di ko nangu suñu loxo loolu duñ ko seetaan ñaareel bi mooy ñu ngi wax Sénélec ak lii ñii naan scandale la ñii naan scandale du siècle la fekk ne boo demee ci dëkk yu mel ni Touba Toul ñu jël ndox bi jox ko Aquatec
Aquatech ñëw investirul dara ba pare jël ndox bi jëlee ko le mètre cube à 125 yóbbu ko à 250 francs loolu scandale mënu ko weesu. donc nañu jël suñu ndox delloo ko ci saytu winu askan wi bu ñu jël ndox bi di ko jox borom barke yi jóge bitim réew ñu ci ŋàcc suñu ñàkk ak suñu deret donc ndox bi nañ ko jox waa Touba Toul nañ ko jox waa Mérina Ndakhar nañ ko jox suñu askan bi nga xam ne moo nekk ca kaw ga te yàgg ko saytu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca kaw ga ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci monde rural bi. beneen bi mooy école sénégalaise école la boo xam ne c'est une école antinationale c'est une école antidémocratique c'est une école antipopulaire. déjà ñeenti at yii passé baccalauréat téeméer boo jël 63% yi échoué mu am ñoo xam ne ñu góorgóorlu ba am bac depuis 1 an les bacheliers non orientés depuis juillet 2019 kenn orienté wu leen loolu du dëgg du yoon nañu orienté ñi nga xam ne am nañ seen bac góorgóorlu nañu am seen bac depuis daaw et 1 an après ba léegi kenn orienté wu leen. ñaareel bi mooy étudiant UVS yi nañ leen jox seen machine pour tous machine pour tous machine pour tous machine pour tous machine pour tous. président Macky Sall bu fekkee dafa jël xaalisu Sénégal def ko ay fonds politique bu fekkee dafa jël xaalisu Sénégal di ko fayee paasu militant na jël suñu xaalis mu jëndee ko ay ordinateur jox ko étudiants UVS yëpp. les étudiants orientés dans le privé nekkuñu des étudiants entièrement à part ay étudiants à part entière lañu. ils méritent le même traitement que seen mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci université publique. donc nañ leen jox ay bourses nañ leen jox ay aides nañ leen jox ay tickets restaurant nañ leen mettre dans les mêmes conditions que tous les étudiants. liggéeykat yi nag sonn nañu waa PCC yi 14 mois sans salaire dama ne corona laa gën a ñeme 14 mois sans salaire 14 mois sans salaire moo gën a métti corona donc nañu fay waa PCC yi seen 14 mois de salaire. waa ABS 49 mois d'arriérés de salaire état bi na leen ko fay état bi na leen ko jox. suñu mbokk yi nga xam ne ñooy liggéey ci King Fahd Palace ñun ñëpp ñoo ko moom. King Fahd Palace hôtel la boo xam ne ñun état du Sénégal ñun askanu Sénégal ñoo ko moom. donc mënuñu seetaan Racine Sy muy recruter ay mbokkam muy recruter waa Podor muy recruter waa APR te bëgg a ñàkkal fayda ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci biir King Fahd Palace. donc na jox seen ak seen yelleef ñi nga xam ne ñoo nekk ci King Fahd Palace. wax ba mujj mi nag mooy lii président Macky Sall may nañ ko fii ak tabaski mu saafara jafe-jafe waa UVS. may nañ ko fii ak tabaski mu saafara jafe-jafe bachelier non orienté. may nañ ko fii ak tabaski mu saafara jafe-jafe monde rural bi nga xam ne lenn rek la bëgg mooy ñu delloo ko ndoxam. may nañ ko fii ak tabaski mu réglé jafe-jafe suuf waa Guéréo waa Djilaax waa Ndingler waa Kignanbour waa Balabougou waa Kër Sambakan ak waa Mbao. waa Terme Nord itam quartier boobu nga xam ne depuis 1940 dara yokku fa dara baaxu fa nañ ko jag-jagal ndaxte ay doomu aadama ñoo fa nekk. fii ak tabaski nag bu ñu réglé wul jafe-jafe yooyu
ñun dinañ ñëwaat bu boobaa lu ñu dégg ñun la bu boobaa lu ñu gis ñun la ñu ngi nag lancer un appel mbooloo bii nañ ko dooleel mbooloo bii nañ ko jëmmal mbooloo bii nañ ko fulal di lancer un appel à tous les autres collectifs à toutes les autres organisations de victimes ñu ñëw def benn say ndaxte